jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li nga fes bokk na ca ni jamono ji tembe jàpp leen ni bu defu ndànk daañu xëy mburu du am ci réew mi ñiy defar farine bi am seen naxar xol wone ko nee ñu na leen nguur gi tinki gi mooy tinki njëg yi lanu homologué njëg yi taxal ko ci benn barab da leen di xañum koom saako bu ne dañ ca ñàkk lu ëpp juróomi téeméer lii moo tax ñu ni ñu ngi tàmbalee ñàkk ay liggéeyukaay ak i liggéeykat ndax ñàkkum koom moo ko sooke dañ leen dégg ci biir xabaar yi ak Pape Madiakhate Sarr dana ci bokk itam élection locale yi dëgmal si soxna yi songu koom bokk na ci docteur Nafissatou Diouf Rufisque Est la samp ndëndëm Benno Bokk Yaakaar samp ko fa mu jàpp ni am na yaakaar gu ni mel gi ñëpp am ci moom am na ndimbalum Ismaïla Madior Fall professeur bi ngeen xam dañu ci ñëw ci biir xabaar yi doon ca bokk mbirum njàng mi ci réewum Sénégal xale yi daanaka bu nuy jàngi saa gi dañ koy di bam fees rembat ba diis loolu ci ñoom mën naa ju di rax ay faar yu métteeg dënn bu rëcc ci nekkul lu gën ci ñoom mooy lañ ci du ci ay liifar de yenn yi mën naa ñàkk waajur yi di ko ñaawlu daañu ci ànd ak gëstu ay satu kan lii moo gën a fees buñ ci noppee boole ci réussite bi Sénégal di ci ànd Mamadou Dieng est-ce que ñu song faram fàcce gi gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lii di ñaxtu bi nga xamante ne bi mi ngi jóge ci meññee yi mooy ñiy defar farine bi di ko wala ko def yëf ko ci ay saaku di ko jébal dépôt yi ñu koy jox laxkatu mburu yi bu ngeen fàttali ko bëri ki démb la woon ñi lakk mburu ñu amoon naqaru xol ndax njëgu mburu meek nin koy jaayeem ñi moom nee ñu faaw nguur gi tinki leen tinki gi mooy maanaam homologation nguur dafa tënk njëg gi ci benn barab loolu nag gënuñ ci ñoom ndax nañu fa ñuy jëlee farine ba ca bitim réew dafay yokk ci Sénégal fii yokk ko mënta nekk ndax tënk bi tënk njëg yi ñu ne loolu ñu ngi perte am koom mu sakkan seen liggéeyukaay naka tëj ndax ñu ngi daanu ci wàllu lii moo tax seen kàddu jib ci wàllu gunu mel ñu xëppati ñetti fanu geraw tàmbalee ko tey ëllëg ak ginnaaw ëllëg ñu xuus ànd ci ak gëstu Pape Madiakhate Sarr ginnaaw bi ñu jàppee ne gouvernement bi dalee na seetaan ci yokkuteeg njëgug blé bi meññe yu Sénégal yi fas yéene defante ak ñoom lu ko daleek tey ci diirub ñetti fan daañu bank seeni yoxoo tey suba ak gannaaw suba incha allah dañu bank suñu loxo xaar état bi pour que li nga xam ni moom la diggee mu daal di koy def buñ ci weesoo vendredi ak samedi dañu may nit ñi jëlaat fan. juróom-ñaari industrie meunière yi nekk ci réew mi ne nii rekk lañu mën a def ngir seen bërëb liggéeykaay du tëj naka noonu it daañu sàmm seen liggéeykat. waxtu bii ñu leen di wax su ngeen ko xaymaa daanaka saaku bu ne dañ ci perte lu mu tuuti juróomi téeméer donc xel war na mën a nangu ñu wàllu ñu pour que ñi nga xam ni ñoo lalu ci gannaaw maanaam 1350 employés yi nga xam ni ñoo di dàq seen wërsëg suba teel bu ne ñooñu nekk ci gannaaw itam di ci dàq seen wërsëg ñu mën leen jàppale ba ñu bañ a perte seen emploi. meunier yi di sàkku ci état bu Sénégal mu wàññi njëgug saakuk farine bi naka noonu it impôt yi nga xam ne ñu ngi koy gàlloo ci googule produit. newoon sax ci biir waxtaan bi li leen gënal mooy ñu xool naka la ñuy def ba société yi la nga xamee ni moom moo nekk ci prix bi te bëgguñu farine yokku ñu mën ko jël ci impôt yi nga xam ne moom la ñu war a fay. grève association meunier industriel bu Sénégal bi nara indil bu baax ay jafe-jafe askan wi ci wàllu mburu ndax bés bu yàlla sàkk lu ëpp juróom-ñetti million ci ay baguette la ñuy defar fii ci réew mi. jaajëf Pape Madiakhate Sarr bu fekkente ni ñiy wol lii di farine bi ñu ngi jëm ci seen xaru xol ci ab garaw ñetti fan ba mburu mi wala lépp luy xeetoog farine dara manqué ci réew mi moo ne pexe mën naa am ci réew mi ndax li fi ñore bari na dugub jaa ngi fi mboq maa ngi fi bu nu ko walee ba mu sotti mën nañ caa génne lu mel ni ki mburoog lu mel ni ki yooyu le kon farine bi lañ koy jëfandikoo mën naa néew lu ni mel nag day gën a baax ci koom-koomu réew mi
borom xam-xam moo yëkkati yooyu lay kaddu ñu ngi ko duppee Fallou Sarr moom dafa jàpp ni li fekk Sénégal jëmu ci googu anam daañu dem ba yanu farine bi ci su boobaa comme que farine duñ ko bàyyee ci réew mi bu yow ko bi réew Sénégal da ko daal di yëkk am na lu mu ca dénk Alassane Samba Diop ñu teewlu ko. am na benn xaral boo xam ne ñun feeñal nañ ko muy wone ne boo jëlee ni ñuy defaree mburu maanaam téeméer boo jël boo xam ne farine kese moo doon tax ñu mën cee defar mburu fukki ak juróom ci farine boobu nañ ko remplacer ak farine boo xam ne dafa jógee ci suñu céréales yi maanaam mboq wala dugub loolu nag ñu gis ne dafa am avantage bu mag premier avantage bi mooy avantage économique bu fekkee ne produire nañu suffisamment te prix bañ a yokk bu jéggi dayoo mën nañu économiser à peu près 0,83 francs ci li nga xam ne moom la ñuy defaree gramme mburu loolu yaakaar naa ne luy am jeexital ci prix baguette bi beneen avantage bi ñu ci am mooy seetlu nañu tamit ci gëstu bi ne li ñu naan bees yi nga xam ne moom la mburu di am boo méngalee mburu bi ñu defaree te dugal ci farine dugub wala farine mboq moom mooy gën a bees boobu mooy gën a yàgg que bees bi nga xam ne mooy bi mburu 100% blé bi di am loolu aussi avantage la waaye avantage bi gën a mag mooy que dañoo jàpp ne technologie bu ñu ko généraliser woon tey dina permettre vraiment tey ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbéyum dugub ak mbéyum mboq ñu am yeneen revenu yoo xam ne dinañu mën a gën a améliorer seen nekkin ci Sénégal kon ñi ngi ñaan gouvernement ak acteurs yi nga xam ne yëpp ñu fexe waxtaan ci technologie boobu nga xam ne ITA moo ko mettre au point bu ko defee buñ ci juboo ñu teg ko. muy kàddu ko Fallou Sarr di borom xam-xam ci wàllum li jëfandiku nu ko war a soppeem kàddoom ak Alassane Samba Diop. xabaar yi wéy dugg ci wàllum politique léegi bal ba daanu na Barthélémy Dias moom la waa coalition Yewwi Askan Wi samp mi sunu mbër jëm élection locale yi ñu dëgmal ci yi nga capitalub Sénégal di Ndakaaru ca mairie ba lu di mel kon mi ngi xew ginnaaw ëngam loogu yaatum lu nu waxtaanu biir néeg ba mu sotti sa ko becci coalition Yewwi Askan Wi sax ña ngay leeral ni Barthélémy Dias moom même coalition ànd taxawu Sénégal ñoo leen ko sampal loolee tax coalition daal di koy nangu dañ toppaat wàllu gunu mel ci na mu gën a yaatoo ndax fàttali ni amoon na nuux digganteem Soham El Wardini ak Barthélémy Dias ku ci nekk bëgg a samp ndam dañu toppaat wàllu gunu mel ca na mu gën a yaatoo ba tey politique ak local yi soxna yi song nañu géew politique bi local yi sax gën caa feeñ lool demal ci Rufisque Est foofee ki di docteur Nafissatou Diouf lan fa daal di samp coalition Benno Bokk Yaakaar samp commission mbër am na ndimbalul ki fi nekkoon ministre bi dénkoon yoon ci Sénégal di professeur Ismaïla Madior Fall ñëwaat na sax yaakaar ne daanu ko jàppal tànk ba mu taxaw lu ni mel moo tax moom ba mu noppee kàddoom jot naa jëpp docteur Nafissatou Diouf ak Babacar Seck ñu teewlu ko. maanaam ba ñuy lim ay communes ñun dañu ci boole bien avant l'indépendance loolu nag nekk lekk boo xam ne maanaam ndénkaane boo xam ne dañu ko war a teg suñu fukki loxo ñu gis ne dafa nasaxaay loolu nag wax dëgg yàlla nee nañu waxtaan wax dëgg jël ku ci nekk dem nañu sa kër waxtaan ak yow ku ci nekk fekk nañ la sa suufu garab ba ngay nekk di liggéey di Dóor waar ku ci nekk dem nañ ba sa bërëbu liggéeykaay toog waxtaan ak yow wax la projet bi nga xamante ne nii moom la ñu namm ci Tëngéej mu méngoo it ak li nga xamante ne nii moom mooy la volonté du président de la République à travers l'acte 3 de la décentralisation. Acte 3 boobu nag dafa am lu bëri loo xamante ne nii dafa des ci mise en œuvre ci suñu commune yi loolu la président xam ba tax mu tànn ministre d'État mu nekk et le candidat de la ville et le candidat de l'Est ngan la waaye monsieur le ministre d'État mooy le candidat de l'Est et le candidat de la ville. Ça veut dire que nag toutes les chances sont possibles. Un boulevard nous est ouvert boulevard boobu mooy lan nañu liggéey fexe ba ministre d'État gagné bu gagné nag bu boobaa nag ñeneen ñëw sànq wax na ko sànq ministre d'État wax na ko nee na bu gagné ville gagné est bu boobaa nag ñu xam ne lépp dëgg la. bu fekkee ma ngay wooteeg booloo def wenn say xàccandoo dóorandoom ba Benno Bokk Yaakaar mën a amul ndam ñi moom ndam gënu bëgg mooy ay ko ci wàllum formation tàggat ndaw réew mi ci wàllum xam-xam ak man
Canada lëkkaloo ak Sénégal ñu am jokk jolante gu am solo ñuy wax coopération ci wàllu guddi mel tax na ba ñii fi nekkal Canada ci wàllu googee ci wàllum njàng ak formation seen tax ci ginnaaw ban amalee am ndaje awee ko ci xarala yu yees ci wàllum communication jokk jolante xabaar li ñu bëgg mooy yombal étudiants yi am ay projet maanaam di liggéey seen bopp lu mel ñu mën leen a tàggat waaye itam jàppaleen tànk ba seeni yoon dem ca Québec war a mën a sotti ba ca noppee ci boobu lem ndaje kàddu jot naa ji ki nga xam si rek moo di ka leen fi nekkal bokk na ca kàddoom jépp di ki nga xam si moo di ka leen fi nekkal ci diggante boobu di Pape Goumbala Dione ñu teewlu kàddoom ak lu mu dénk suñu reporter. ñu ngi fii UCAD Université Cheikh Anta Diop pour organiser premier forum sur l'entrepreneuriat donc c'est un forum international parce que bu ngeen gisee tey gan yi ñu am na gan yu jóge bu Québec am na gan yu jóge bu Côte d'Ivoire ak suñu mbokk Sénégal yi donc forum bi c'est juste pour créer benn plateforme mu waxtaan pour nit ñi aussi di échange jeunes entrepreneurs yi mun a échange ak investisseurs yi mun a échange ak formateurs yi maanaam lu mel ni UCAD mun a échange aussi ak les pouvoirs publics maanaam lu mel ni DER wala ANPEJ tout mécanisme bi état bi teg yëpp sur place et que tey aussi gis nañ ne am na ay jeunes yu fi ñëw pour présenter li ñu liggéey maanaam gis nañ ay jigéen surtout que dañoo jox entrepreneuriat bi tey forum bi nag virage féminin bu ngeen gisee tey jigéen ñu bëri ay entrepreneurs yu jigéen sur entrepreneuriat bu délégation générale du Québec à Dakar organisé ici à Dakar amuñu état bi mais dañuy collaborer ak état bi donc état bi mu ngi teg jéegoom mu ngi teg ay pas mais ñun tamit dañuy ñëw tegaale ay pas pour accompagner li DER di def li ANPEJ di def li gouvernement Sénégal di def Québec partenariat lay def collaboration ñun dañuy coopérer ak li fi nekk on a trouvé quelque chose on va s'appuyer là-dessus pour loolu gën a mun a jóg ressort la rek dañ siy rebondir rek pour jóg donc loolu mooy tànku Québec. Donc état bi lu ñuy def on les félicite on félicite l'État sénégalais sur le travail qu'il est en train de faire et nous on est là pour l'accompagner dans ce travail là donc loolu mooy suñu tànk fii tey. mu doon kàddu ko Pape Ngouda Dione yëkkati kàddoom jëm ci lëkkaloo bi am diggante Sénégal ak Canada ci wàllum jokk jolante ba ay ndaw war a fee mën a jóge dem tàggatu yokk seenum xarañaay becc am koom ci biir réew mi. lii tamit mi ngi beccam koom ci réew mi mbirum xale yu yeeseeg wàllum télécommunication xam nga ni léegi télévision ngi ci wàllum portable la duppee ay web TV mi ngi tàmbalee law ci réewum Sénégal du di mel tax na ba am na ñaar fukki at ban ko sampee ak léegi moom ki nga xam moo di groupe bi di Seneweb ñoom nag danoo nekkoon tey doon feete li nga xam mooy boobu lépp anniversaire ak li ñu simb ci ay liggéey waaye itam def xayma ban sampo ci réew mi ak léegi te suma xabaar baak nañ cay doxee bañ ca noppi nga xam moo di Salam Fall Abdou Salam Fall mim membre la ca ña samp boobu lépp am na lu mu ca dénk suñu reporter ma ko fekkee woon. août 99 lañ ko lancé août 2019 la ñu waroon fêter 20 ans yi quand même 20 ans d'existence lu ñu war a mën a fêter la. feete bi nag du yëfu Pumbaay ak Mumbaay mais quand même comme ni dañuy dégg Seneweb bu yàgg ba léegi quand même ñu gën leen xamal ñu ñooy ñan ñoo nekk ci ginnaaw ak tamit lan lañu xamal askan bi lañ fi nekkal mën nañ ne baax na waaye du tax ba ñu xalaat ne léegi mën nañu daal dem tëddi nelaw lu ñu liggéey démb tey lañ koy gën a liggéey détermination bi ñu amoon démb tey lay gën a am. mu ngi noonu muy Seneweb doon ñu feete ñaar fukki atam boobu ak léegi ñaanal leen ca liggéey baak lañ ca séntu ndam am ca yooyu lay confrère di yëngu ci boobu lépp ku xel ci këru liggéeykaay googu leen leneen ci xabaar mi ngi soxal ginnaaw Seneweb mi dugg ci école bi ànd fa soon Aïssatou Kane dem na seeti élèves yi surtout élèves yu ndaw yi bu ndee xool tu tànk yi seen saag yi dañ koy duy ba mu fees dell ki liifar mu diis gann ak ay sakkan loolu lépp boo ko boolee mën naa dem ba doon luy metti faaru xale bi wala dund bu rëcc ak ñoom seen lu mel nekk lu gën lu mel tax yenn parents yi jàpp ni bu fekkente ni soppi doxin mën naa am gën a woyefal téere yi mbaa ñu yebal ci xale bi lim soxlawoo bis bu ne ci wàllu programme bi mu war a jàng reportage. ci diirub année scolaire bi lee yenn saa yi ndaw yi saak yu ñuy gàddu day doon li diis loolu Gueule Tapée ndongo yu bëri di doo di wàcc
Adja Mahi kenn ci ñoom nekk classe CM2 di dékku bés bu nekk di saayu saagam. waa dafa diis metti na daal loolu metti na torop lan ndax fourniture yi ñu bindal yi dafa bëri mat na ay 15 livres 16 yooyu livres ak kay yu bëri tamit ndax leçon yi day bëri ay kay 200 pages yooyu. beneen ndongo bi moom daa tàmm di jiital dënnam ngir bañ a yëg bu baax di saayu saagam moo tax yenn saay ndiggam ak magam yi di metti. saak yi dafay diis fourniture yi day bari su ko defee da ngay sonn sa épaule yi day metti tout ça pour que ni loolu dafay yéexal suñu croissance comme man rek gis nga ni ma gàtte noonu. ñu xiif dañuy miir parfois bu ñu dee ñibbi sax duñu xam nu ñuy def parce que dañu sonn. saak yu diis yi lay ndaw yi di gàddu ci naaj bu tàng bi doon lu metti waajur yi ndaw si lay doon ab tailleur di ñaawlu fourniture yu ëpp yu ñu leen di jëndloo. gisee dama leen di yaram parce que seen saak yu day diis ñu yore ko ak tàngaay bi te loolu dafa metti yow mi koy xool sax day metti ci yow seen parents yi ñoo war a xool tey lu ñu war a jàng ko defee ñu wàññi bagage yi bàyyi ko kër. fourniture yi dul jeex du xaaj te duñ ko jàngi da nga gis seen dañuy obligé beneen année bu ñëwee bu ñu leen bindalaatee fourniture ñu jël yi nga xam te ne daaloon utiliser wuñ ko. bu ñu sukkandikoo ci professionnelu santé yi sac à dos 8,5 kg la war a peser maanaam 20% ci tolluwaayu ndaw yi muy ab poids bu warul romb 10% ndax su ko rombee gone gi mën na see jëlee ab feebar waaye waajur yi itam seen gafaga du ko fekkee. Aïssatou Kane jaajëf bu fekkente ni élèves yi la ñuy yanu diis na lool ba seen dënnu ci yenn saa yi ñii moom mooy diggante client yi ak ñi ne ci oto yi rawatina bus Tata yeeg ñoom seen ñu duppee ay receveur ñoom dagg tikeem delloo maag may ma wàcc ak arrêt bi fii laag du fee mu leen di boole client yi jàppal baa ji tax na bam rédaction bu ITV càmbar ko jàpp ni moo ne olof da koy wax ñu bokkub teen ñu laxasoo ab goj waaye laqar bi ko wërta mën a nekk lu leen tëm waaye itam fexe ba dal am seen diggante ndax ñoom ñaar mënuñ ñàkk bañ a ànd ñu xuus ànd ci ak gëstu soxna Khady Jalaat Diouf. fii ci jàmmalaay ñu faral di seetlu ay jàppante yu faral di am diggante receveur yi ak client yi bi la jigéen nekk ab cliente moom faral na di fekkee yi la jote. conflit day am des fois receveur ak client ci monnaie bi la des fois da ngay jox nit ki xaalis surtout man ñoom receveur du ñu jël 2000 francs yoo xam nga bu baax du ñu jël 2000 francs il faut nga wut sa monnaie su fekkee ne amoo monnaie nga ne receveur ah lii de laa yor su fekkee ne mun na la monnaie mu monnaie la mais yow boo amul monnaie mu ne la du ma jël 2000 yow xam nga bu baax que ñoom du ñu jël 2000 francs jàllul histoire mais soo yore sa pièce comme man ni ma yore su may pièce yi nii su ma ñëwee dama koy jox xam nga loolu amul histoire bu la amee les 50 francs te yow xam nga ne yor nga 50 jox ko mu jox la 100 francs wax ji ne ñooy mais am na ñoo xam te ne forcément il faut ñu xuloo wala mu nekk may ma wàcc fii des fois receveur bi dina laajte chauffeur bi du dégg mu avancé ñu daggante ak moom saagante ba saagante ay ndey te loolu jaru ko. ngir maytu jote yooyee receveur bi di woo ay naataangoom si ñu gën a dawal compréhension seen diggante seeni client. wàllu transporteur comme moom ku ne nga yeb da nga yeb ku yeb da nga yeb koo xam ne safaan ba comme ni ki yaru noonu nga yebee ku réew. mais ñàkk ci receveur yi ñun ñit ñoo xam ne xëy na seen comportement ak client yi seen ñoom daal noonu du doo xam nu mu demee seen comportement moo tax xëy na ñu am yenn ak histoire ak client yi mais liggéey bi moom pour yow receveur bi nga bañ a am problème ngay bañ a tontu kenn rek concentré wu ci li ngay liggéey lu ñu la mën a wax rek nga noppi xam ne kooku amaana mën nga koo bañ a yebati sax. donte ñàkk a déggoo di faral di am seen diggante receveur yi client yi ñu fekk fii ci jàmmalaay di saako rek ku ne ci ñoom jox cër moromam donte diiru benn voyage. yegg nañ ci pàcc bi ñu leen jagleel muy réussir maanaam tekki ci réew mi tey jii ab doomu Turki lañ di xam leel moom Kaglar Dimir Kapi di ingénieur wàllum hydraulique mbirum ndox ak la ca aju ci la am xam-xam dox na fu bari waaye mu ñëwee Sénégal léegi mi ngi fi toog ab diir ma ngay becc xale ma xalaatam la muy nësër di askan wi naam am comme ma nga ca becc ko néew waaye ndimbal la ci gën a jublu kooku mooy kan ñu xuus ànd càkk gëstu Mamadou Niang ak ma Fall Fall. volontariat mujj bokk ci dundam moom Kaglar
Dimir Kapi atum 2005 la ci duggoon boobaak léegi mu ne ci Kaglar ne da cee bëgg a wëy mu am diplôme ca école française te tuuti ca ingénierie environnement am itam beneen diplôme ci ingénierie hydraulique. Kaglar Dimir Kapi mujjee tukki dem ca États-Unis ci réew moomu mu mujj soobu di liggéeyal ay entreprise yu mag ci wàllum nu ñuy sellalee ndox. moom mi xam-xamam màcc ci wàllum ndox mujj di jaabante diggante États-Unis ak réewam di Turquie ci réewam moomule la mujjee nemmee ko ab situation boo xam ne mooy soppi dundam. Pendant que je fais ça. si tukki yi ma doon amal nag dama gis ni si penku réewum Turquie foofule askan wi dañoo am problème ngir am ndox mu set si noonu ñu fexe daal ba defal leen fa ay machine si yenn zones yi les machines sax cheruñu wante nañu defar ndox moo xam ni nit ci mën nañ ko jëfandikoo l'hôpital yi itam ba fi mu toll nii yooyu la machine moom la waa Turquie di utiliser ça. atum 2005 la ingénieur hydraulique bi njëkk a ñëw ci Afrique fii it li mu gis ci Turquie la fi gis pàcc bu am solo ci doomi réewi Afrique yi jafe na ci ñoom ñu jotee ci ndox mu sell. un jour la première fois que. bi may soog a ñëw Afrique nag maa ngi njëkkee réewum Éthiopie constat ma fa def moo di askan wi dañ doon dox ay kilomètres yu bari ngir mën a am ndox xale yi sax dañ doon dee ndaxte mu amuñu woon ndox mu ñu naan bi ma njëkkee gis loolu nag sama xol dafa tooy lool moo tax ma jàpp ni mën naa def dara ngir dimbali leen. je peux faire quelque chose pour eux. moom cadre hydraulique bi mënoon am alal ju bari bu ñu xoolee jaaram ci wàllum njàng waaye Kaglar ne li muy yëkk moo ko ëppal solo ay koppar. je gagne plus de choses que l'argent. li may am si liggéey bi may def mu ëpp xaalis du dara dafay jeex ndaxte si liggéey bi am naa si ay xarit mbégte bu rëy ak bànneex laa si am damay kontaan saa soo fekkee ni rekk liggéey na ba nit ñi gis ci seen bopp te lii nag sama liggéey rekk moo ma ko may mbégte googu ak bànneex googu moo ëpp fuufu lii di xaalis. plus grand que tout l'argent. Kaglar Dimir Kapi dem na fanweeri réew ak juróom benn ci Afrique fukki réew ci Asie ngir xetali ay néew du doole ñu jot ci ndox mu sell 2005 ba léegi mu nekk ci wàllum volontariat mu ne dana ci wéy fileeg wérgu yaramam mu ngi ko koy may. Kaglar Dimir Kapi di doomu réewu Turquie mu am juróom fukki at am na soxna ak ñaari doom. jaajëf Mamadou Dieng waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci TV lii moo tëj ci pàcc xabaaru marax yi sant leen gërëm leen ni ngeen wala suñuy programme bàyyi nag bloc d'information bi la Total Cheikh Assada Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf illa li xam